rawatina suñu émission bii di xalaas di suñu journal fait divers fii ci rajo Futur Média bés bu nekk lundi ba vendredi ñu ci ànd ak yéen di ci ànd ak Mamadou Ndoye Bane maa ngi lay nuyu bu baax a baax inspecteur. waaw sëñ Ndiaye maa ngi lay ziar di ziar Passepartout di ziar auditeurs yi ak ñëpp ñi nga xam ne ñi ngi déglu ak fu ñu mënti ne ci réew mi. comme nañ ko daan defee rek di leen ñaanal jàmm di ñaanal ñëpp jàmm yàlla na yàlla def jàmm ci réew mi te ñëpp am jàmm waaw. tey Passepartout fekk si waat ñu ci xalaas Passe maa ngi lay nuyu. Ndiaye maa ngi lay nuyu di la ziar inspecteur di nuyu auditeurs yeeg internautes yi. di ñuy suivre ci rfm.sn ak ci RFM l'officiel di ziare waa fajar gi ak seddaay bi. bala ñuy sori inspecteur. may leen ma rek ma nuyu suñu partenaires yi ñuy àndal ci xalaas. dooree ko ak Laris dama koy faral di wax sérum américain la boo xam ne ña ngi ko defaree ba fii nga xamante ne ji moo di ci réewum Amérique. Laris ñu defar ko ngir ñi nga xamante ne ji dañu bëgg yar seen karaw maanaam dañu bëgg seen karaw gudd. wala ñi nga xam ne dañu leel te bëgg a tàggoo ak moom muy góor di jigéen comme ci mën di doon utiliser le sérum américain bii di Laris nga xamante ne ji dañu ko defar ci laboratoire américain ay biochimiste yu xarañ certifié ko ba noppi nag produit la boo xam ne dañ ko enrichir ci wàllu biotine. xam ne dafay ànd ak day vitamine bu am solo ci luy sëqal karaw mais également lu koy dundal moom lañ leen indil fii ci réew mi ngir lu leen noppal Laris sérum américain bi ku ko bëgg fii nii ci Sénégal marché Sandaga nga ko mën a amee ci Lay cosmétique. mi ngi marché Sandaga 77 656 98 77 656 98 moom ngeen mën a jotee kii di Lay cosmétique ngir mën a am ci produit bu baax boobee di Laris. beneen partenaire bu ñuy àndal ci xalaas moo di Promobile suñu moomeel Promobile puce mbégte nga xamante ne ji puce bi 1000 francs lay jar mais li ci gën a neex mooy xéwal gi am tax na boo jëndee puce bi 1000 francs am nga crédit 5000 ci biir puce bi. da nga am également 750 mo internet ngay mën di connecté wu fu la neex. la vraie 4G partout foo mën di dem ci réew mi ak puce Promobile da ngay am lii di réseau service client bu Promobile 16 75 la 16 75 ngeen woote ci lépp loo xamante ne ji ay offre la jëm ci Promobile di ngeen ko mën a xam offre yi muy ci wàllu internet yi lu ci mel ni Pro Mini 75 Pro Mini 175 Pro Mini 275 yamu ci ne ProNet am na ProNet 50 ProNet 475 ba ProNet 975 am na it yeneen yu ci nekk ay lu ci mel ne bëgg maanaam partager sa crédit wala sa bonus appel. dièse 675 dièse nga ko mën a defee ci Promobile. CCPS comptoir commercial de plomberie du Sénégal di ànd ak ñun ci xalaas di taxaw waa réew mi ci lépp luy matériel sanitaire matériel irrigation champion la ñu ci fii ci Sénégal mais également wàllu tuyauterie wala li nga xamante ne ji moo di plomberie comptoir commercial de plomberie du Sénégal rue Valmy angle Ngalandou Diouf rue Floris angle Grasland wala rue Tolbiac angle Faidherbe 77 321 14 80 77 517 98 29 wala 77 401 55 69 waa kër Serigne Touba Fall et frère ci gaamu vite fait yi ñoom it di ànd ak ñun ci xalaas vite fait yi ma koy faral di wax gaam la léegi ndax bu weesoo cuuraayu bant bi nga xamante ne ji moo dimbali waa réew mi ci ay yoo ndax da nga koy taal mu lay dàqal ay yoo cuuraayu vite fait ba pare di la bàyyi xeet gu neex dañu cee teg pompe xam ne moo lay tàggale ak ay mbóot ak ay weñ ak yu ni mel loolu pompe vite fait la dañ cee teg frotté waaye nag indi pâte dentifrice vite fait ci ray kaña lañ jëm de non lu ne de mu koy jàmbaar lañ daal waaw noonu ray kaña boobu nu muy tuddee xaw ma nu mu tuddee xaw ma nu ñu koy tuddee loolu nag il faut que ñoom Moustapha ak Modou Tine xalaat ci waaw gëstu ci waaw da ciy baax nag da ciy baax maa ngi woon ci frotté bi waaw léegi nag dañu indi pâte dentifrice vite fait ànd ak brosse à dents vite fait pâte dentifrice boo xamante ne ji dafay setal say bëñ day weex tàll dafay sàmm boole ceekit bàyyi la xeetu gémmiñ gu neex établissement waa kër Serigne Touba Fall et frères 77 555 11 11 77 696 34 67 wala 77 441 06 38 77 441 06 38 waa établissement waa kër Serigne Touba Fall et frères ay ci inspecteur ñu doxal Ndiaye dafa am benn soxna su réeral benn pochetam bu ñuul waaw benn takk der for ko pochette baa ngi nii lii moo nekk ca pochette ba ndaw saa ngi tudd Amratul Umu Xayri Gay Amratul Umu Xayri Gay waaw adresse bi Dakar Plateau la waa ji ko for su ci woote ci 157 17 permis ma ngi ci photo yu doomam ak benn ab $1 a ngi ci ak ay bagage am daal permis carte d'identité ak ñoom seen ak lii nii carte banque bi na woote foofu xam nga ñu ko yónnee numéro ko fa waaw
waaw c'est ça wala ñu lay carré. waaw di bëgg ñëpp yàlla na jàmm yàgg ci yoon wi ci réew mi Ndiaye. amiin waay waaw yàlla na àjjuma ji neex. amiin waaw àjjuma ji neex. weekend bi neex nit ñi ami koppar. corona gi jóge fi nit ñi mën a ne ci jàmm Ndiaye. nit ñi waaw corona day. corona gi kor nañu kor na réew mi de. amul sax ma dem te ñëw du réew mi kay àdduna bi yëpp la. non. waa Ndiaye. ma xam ngeen temps yi damaa xaw a déconnecté wu. waaw te du may dégg benn xibaar fan yii ci waajoo di doon mbubboo yeneen nekkoon Kolda. waaw. mooy problème boobu moo daf maa dab de. dégg naa nga koy revue de presse. mooy Daouda Ba. mooy ña nekkoon Kolda. kanaan yonent la. dañ koo jàpp. waaw dañ koo jàpp. waaw kooku jàpp nañ ko c'est vrai man soo kii yoon sax man fàtte woon naa ko waa ji. gi nga vidéo yi avant vidéo yi bi mu génnee. préfet Kolda bi. dafa dem seeti leen. bi mu leen seetee xam nga ñoom nee na leen sax kenn ku ci nekk am na droit. jaamu soo la neexee jël butéel bii ni moom laay jaamu. yoonu kenn newu ci. waa ji la nii def. loi bi terewu ko. waaye nag ñoom bañ fa demee. daa am luñ fa gis daal lu xaw a. teyum xel. kilifa yi réew dañ koy organiser. ñoom ba ñëwee nag ñu waxtaan. bi ñu waxtaanee monté benn mission dem fa ab plainte dab leen fa. plainte benn ay parents yu wax plainte ni waa ji dafa jàpp seen doom boo xam ne mineur la. di ko jabaroo. takk ko te koo sax takk. moo ko may boppam dégg waaw may ko boppam. xale bi ba mu defee 15 ans la xale bi am xale bi mu defee CM2 ba pare ca la dem bañ def gars yi bañ demee def fa descente démb xaw ma bërki démb. ëpp nañu 50 personnes. police nga ca woon. gendarmerie nga ca woon. eaux et forêt ña nga ca woon. ak préfet. gars yi def fa descente. militaire ak militaires yi. militaires yi ñoo wër ndomb ñaari dëkk la yuy dent. xale bi jigéen bi ñuy wax ni moom la mooy mineur bi dëkkul ca dëkku sëriñ ba. dëkk ba nekk à côté fa la dëkk. jóge fa ñu seen ba jëlee ko foofu indi ko mu ne ca moom yàgg na fa trop. militaire bi ñu ñëwee dañoo wër dëkk ba wër ndomb dëkk ba di xool li wër dëkk ba ak ñoom seen. ndax ku ci nekk ak sa mission militaire police gendarmerie ak eaux et forêts ku ne sa mission. militaire yi def soldats yi di waxee sécuriser le périmètre. voilà tëj dëkk bi di wër li wër dëkk bi ndax xam kii police ñëw ñoom it xam nga lépp luy état civil. police a ko yor. sooy wut carte d'identité police nga jëm soo wut passeport police nga jëm ñuy jéem a identifier nit ñi ne ca dëkk ba. ndax Sénégal leen dëkk. ndax am nañu ay kayit di leen identifier. loolu fa police doon wuti. gendarmerie tamit ñëw dugg xool ba xam biir dëkk ba am na naka su dul noonu ak déet ba pare chef ya toog ak waaja ka naan yonent la. di ko enquête. ba pare enquête ko ba yegg ak moom ci gone gi. ni ko gone gi mu ni gone gi moo ma jébbal boppam. xale bu am 15 ans. moo ma jébbal boppam rax ci jolli ñoom bañ fa jógi bañ fa demee gis nañ fa lu tolloog juróomi xale yoo xam ne ay 5 ans la ñu am de 20 lu ëpp 30 xale yoo xam ne ay 5 ans la ñu am. ne ci dëkk ba kenn xamul ku leen jur maanaam kenn mun leen identifier kenn xamul kuy seen yaay kenn xamul kuy seen papa yooyu yëpp ay mbir la yoo xam ne gis ngeen ko ca biir dëkk boobee. waa ji nag liñ koy toppee fi mu nii mooy détournement de mineur lañ koy toppee gum. pédophile ba egguñ ca parce que non egguñ ca parce que xale ba dañ il faut ñu yóbbu ko ci gynéco ñu xool ba xam moom mos na ci xorom wala mosu ci xorom fekkee mos na ci xorom pédophilie daal di dugg ba pare gars yi pare guñu ci enquête bi xale yooyee yu ndaw yooyee ñu gis ci dëkk ba ñuy doon ay xale yu am 5 ans de 0 à 5 ans bari lool ca dëkk ba ku leen jur fu ñu jege dëkk ba daa jege Gambie xam nga voilà yu bëree bëri am na fa yoo xam ne xajul ci émission bi yoo xam ne waaw dama fàtte woon ni Aba damaa xam Aba dama def fàtte woon ni tey la ajuma Aba du ñëw xamoon naa ne Njaay dina ma ko laaj wala Aba laaj ma ko. léegi lu tax mën nga yaakaar du la ko laaj. non xaw ma woon ni tey jii kii la. booy bi ku soble xam nga mënoon nga ma ko laaj ci yoon ma expliqué li ma lay expliqué moom jeex. mais non bu dul dara sax da ciy baax. bu nit ñi di dégg Mbàkke Ruuxu Daouda Ba jàpp nañu ko xale bi mineur la gendarmerie dem lu mu ci mënti doon. nga am ci ay information yu mel nii. yeggee ko waa réew mi day baax. te jàppuñu ko ndax dafa yor ab diineem wala loolu de du loolu taxul ñu jàpp ko. am na lu dégg luy riir ci dëkk ba. gaa yi dem fekk def fa ay investigation gis fa yooyee. tombeek famille ndaw si famille xale bu ndaw bi ñoom ñoo porté plainte ñoom dëkkuñu ca dëkku sëriñ ba. dëkk bi nekk à côté leen dëkk. fa la xale bu dëkk xale ba nag
mook waaja voilà comme waaji muy jëkkëram rek. waajooju lañu wax ne moo rey bàyyam pour leer. def naa keneen la ci ñoom la de. waaw ci ñoom la. daa bu dégg na xaw ma ndax noonu la demee déet mais dégg nañ ko daal ba mu amoon ay coow mais li tax daal police gendarmerie armée ak eaux et forêt soo eaux et forêt dem dañuy dem ba xam nekk ñu di góor àll ba ak ñoom seen ku ci nekk ak sa mission police gendarmerie armée. mooy grande offensive. voilà c'est ça. loolu leer na. voilà loolu dinañ ci ñëwaat sax parce que ñu ngi koy suivre. de près. waaye man dégguma la nga wax ci policier bi ñu rajee wala boobu amagoo ci xibaar. policier bi ñu rajee comme ni ñu ko nit ñi déggee rek. d'accord ni ko nit ñi déggee daal noonu laa ko déggee géegi daal ñu rajee nañ ko mais man xam nga Sénégal dafa doon dëkk boo xam dafa naqaree waxee. soo waxee lii ñu ne la lee. nga wax lee ku nekk nopp bi la nga wax lee ñun la lee. ku ci nekk nag na gëm li waaye mbub moo xam ne moo ko soñ la ko solalee da ngay xool fi ngay toog. loolu laa am lu ma ciy wax. man nag li ma jàpp mooy moo tooñ. dama ni moom laa àndal nag. waaw. waaw moom laa faral. waaw waaye moo tooñ. waaw tax mu tooñ. waaw boo demee kër Ndoye Bane mu ne bu fi kenn def tànki neen. ak lu mën di xew. boo nar a def tànki neen génnal kër ga. kon tooñ baa loolu dëgg la tax ma ànd ak moom nag maa ko xam. voilà loolu taalib bi la gi la taalib gi la ñun ñëpp ay taalib bi lañ waaye nag mbub moo xam daal dañ la ko solal te moomoo ko sooy toog da nga war a xam fi ngay toog ndax mbuum mi nga sol moomoo ko. soo simbee mbuum mi nag loolu ci neex defal. loolu de am na. waaw loolu laa jëm ak taalibe sax dafay ànd akum xel. voilà c'est ça waaw. Serigne Touba nee na ku ma tuddee fuñ may xeebe tooñ nga ma. voilà waaw déet. ñu doxal. jaajëf. Gile mii lu mu def yow. Gile Cuun. Gile Cuun dafa am benn waay bu ñuy wax Cheikh Yaya Ba. dafa réeral carte d'identité le 15 janvier le 15 décembre du moins. le carte d'identité réer. ñu jël carte d'identité bi am ko for publier ko ci benn groupe ay étudiants. ne dañoo for carte d'identité bi pour su borom gisee mu contacter leen. ñu woo ko ne ko sa carte d'identité publier nañ ko ci Facebook ci benn groupe jox ko numéro ki ko for mu woo ko récupérer carte d'identité le 16 janvier 24 heures après. ñu dem ba le 30 mu gis ñuy publier ay photo moom Cheikh Yaya Ba ak carte d'identité mu yëppam ne dafay arnaquer ay nit di leen defal ay location de contrat de location ay kër récupérer seen ay 600 000 seen ay 200 000. ndekete beneen waaye bu ñuy wax Gile Cuun moo for carte d'identité ba. récupérer affaire ba pare jël données yi nag. di ko utiliser di dóor ay étudiants. dóor ci ñu baree. ba Cheikh Yaya Ba moom nag ay plainte yu bëri na dal ci kawam. mooy mu jóg. dem di porter plainte fekk ñu ko fee porter plainte. moom coow li mel ni tulleeg man la déglu. jox ñu. alors man maa ngi tudd El Hadj Yaya Ba. am kenn ku nga xamee ne moo nekk ci dëkk bi. mi ngi tudd Gile Cuun. saay la parce que dafay utiliser sama identité usurpation d'identité lay def di ma mbubboo dugg ci dëkk bi di arnaquer population bi. lan ngay seetaan ba ñu utiliser sa tur pour arnaquer la. le 15 décembre dama pertoon sama pièce d'identité. rond-point Liberté 6 ak JVC. alors je l'ai retrouvé le 16. le lendemain. donc jotuma woon def déclaration de perte. ay nit ñoo ma woo ñu ne ma sa pièce d'identité publier nañ ko sur Facebook. waaye ki ko publier def na ci contact am numéro téléphone am mu ne pour que nga woo ko ci. mu am 2 autres personnes yu ma woo wax ma ko kenn ki defal ma une capture envoyé ma ko sur WhatsApp. man sax je me suis pas rendu compte que sama pièce d'identité dafa réer boobu laa ko xamee. automatiquement bi ma jotee information boobu j'ai appelé sur le contact bi ñu bàyyi ci kii bi ci Facebook bi ma jotee waa ji nga xamante ne moom moo yor pièce bi mu ne ma dafay liggéey naa ko woo en fin de journée. alors waa ji je l'ai rappelé on s'est donné rendez-vous Mermoz wetu kër Cheikh Béthio juste en face clinique cardio bi mu delloo ma sama pièce d'identité mu remercier ko ma jël oto ma dem il faisait 21h. delloo na sa quarante dem nga ci jàmm mu dem ci jàmm après la suite lan moo xew. le 31 décembre vers les coups de 20h mu am ay anciens collègues de travail yu ma woo ak samay xarit. ñu ne mooy y a une information qui circule sur Facebook. est-ce que tu es au courant. ma ne leen ban information la. waa ji def capture bi envoyé ma ko sur WhatsApp. à ma grande surprise ma gis dañoo publier mes informations d'ordre personnel. samay photo sama carte d'identité. ñu daal di def ni comme quoi que je suis recherché par la police et la gendarmerie
képp ku nga xamee ne gis na ma signaler. yow dafa mel ni sax dañoo misé woon benn somme ci sa tête ne pour buñ la gisee ku ko gis dañ la neexal. effectivement parce que fekkee gis nañu ma bon dana joxe un montant de 45 000. ma daal di comme je suis responsable chef de famille j'ai réuni automatiquement ma famille autour de l'affaire pour voir quelle était la conduite à tenir. Donc le lendemain au niveau de la police cybercriminalité j'ai fait ma déposition ñu enregistré sama plainte. Alors bi may nekk en salle d'attente mu am une femme bi nga xamante ne dafa ñëw ak ay documents pour porter plainte par rapport à la même situation. maanaam yow mi toog police yi porter plainte am kenn ku fa ñëw di la porter plainte yow te yaa ngi toog. très bien noonu la demee. donc motif bi lan la motifu arnaque bi ba ñu publier la motif bi lan la. alors motif bi mooy ni que comme waa ji le Guilé Thioune la moom dafay jël sama identité di ci defar ay contrat de location d'appartement et de chambre ñu mu ko def nag c'est des groupes d'étudiants ñii dóor na leen 600 000 ñii 150 000 ñii 400 000 et cetera. bi ma porté plainte ba pare auprès de la brigade de gendarmerie de Ouakam lu mu jot a arnaqué ci xaalis mi ngi tourné autour de 2 300 000 yàlla def na moom teg nañ ko loxo. dégg nga nee nañu waa ji teg nañ ko loxo. waaw teg nañ ko loxo. waaw ci léegi nuñ ko jàppee. léegi li nga xam ne moom moo yóbbu affaire bi gendarmerie Ouakam. waaw mooy ñi bëri ñi nga xam ne ñoom la encaissé seen xaalis Ouakam lañ dëkk. gendarmerie Ouakam la. waaw sama gars yi la. waa ji dem na cybercriminalité dem na DIC. dem na police jëppal. mais bi famille dafay plainte collectif yóbbu ko gendarmerie Ouakam à travers commandante ñu koy féliciter de passage mu def ci ay pexem nag moom def ci ay pexem ba teg loxo waa ji moom Guilé Thioune bii nii. déglu Guilé Thioune. J'ai saisi les étudiants yi nga xamante ne ñoo nekkoon les victimes parce que bi ñu xam ne au début ñoom dañu yaakaaroon ni man la mais bi ñu demee ba kii commissariat ak gendarmerie ñoom bi ñu ma gisee physiquement ils ont compris que c'était pas à moi qu'ils avaient remis seen xaalis dafa amoon keneen ku nga xamante ne moom la ñuy joxoon seen xaalis. ensemble ñu defaat une autre plainte collective. aji bi ngeen koy jàpp na ngeen ko jàppee du moment que moom yow mosuloo ko gis xamuloo ko doon na utiliser say pièces certes mais xamuloo ko ban yoon ngeen jaar ba jàpp ko. une plainte au niveau collectif au niveau de la police cybercriminalité def une autre plainte auprès de la brigade de gendarmerie de Ouakam yàlla def nag bon résultat bi mooy ni que waa ji mujjee na ko teg loxo. je me suis présenté au niveau de la brigade. J'ai trouvé les étudiants gabonais yu ñu arnaqué woon. waa ji il était en garde à vue. On devait normalement se retrouver devant le tribunal. Mais ce qui se passe est que waa ji il est relaxé. Donc dañ ko bàyyi voilà. dañ ko bàyyi maintenant comme Sénégal état de droit lañ nekk nit ku nga xamee ne def na lu toll usurpation d'identité ñu koy toppee faux et usage de faux. escroquerie. tey bu ñu ko bàyyee donc ça veut dire que man je ne me sens pas en sécurité mais aussi lu mu nekk di def mun na nekk encore di continuer di ko def parce que kii warul nekk dans la nature comme ça muy dox ay soxla. mais aussi les étudiants aussi waaye ci man base la doon def le contrat bi est-ce que ñoom parce que nit ki boo ko defee le contrat aussi xanaa di nga ko wan logement di nga ko dugal ci kër wala la mais xanaa doo ñëw bi le contrat jox ko pièce dem sa yoon. je les ai posé la même question. Guilé Thioune est-ce que jot na leen yóbbu fenn pour que ngeen visiter soit un appartement ou une chambre mu ne ñu étudiants yi ne ma daf leen doon yónnee ay vidéo ak ay photo sur WhatsApp wala Messenger won leen que c'est des appartements à louer am na kenn ki nga xamee ne sax kooku elle a été très vigilante loolu la ko parce que nee na ma tase nañu fële au niveau de Blaise Diagne dem côté école nationale d'administration ba côté ministère de la construction mu won ko ni foofu lay liggéeyee mu won ko le modèle de contrat et ensuite mu laaj ko la caution kooku fay caution bi et bi mu fayee caution bi mu signaloo ko contrat bi jox ko rendez-vous ne ko à partir du 28 chambre bi nga xamee ne moom la ko war a jox chambre boobu moment boobu lay disponible parce que dafa amoon ñu ko occupé woon donc mënul woon def visite bi donc ci loolu la ñuy ci convenir
ba kooku signé contrat bi jox ko xaalis. ndax na gars yi daal ba lekk ci ñoom ay millions mais gars yi ci gelam lañ jaar ba jàpp ko parce que dañ ko wër ba sonn gisuñu ko gars yi gis ne am na ku mu doon benn gel bu mu doon yónnee xaalis ñu woo gel bi explique ko li waa ji def mu woon leen yoonu mais bi mu nee ko gel bi mu nee ko dañ maa jàpp affaire yooyu nangam mën ko defal ma appel vidéo yooyu yëpp am ci defal ma lan localisation affaire yooyu gars yi dem ci beneen bërëb defal ko localisation mu dem fekk ko fa pour dem mu seeti gel bi ba xam mi ngi ci jàmm ci lañ ko gars yi jàppee enquête ko xool ni moom moo def defi léegi nag moom da ngay dégg waa ji naan dañ ko libéré kenn libéré wu ko temps yi dafa am ñun jàpp ñoo xam ne Covid bi moo tax ñun jàppoon ca piscine party ba Almadi da ci amoon ñoo xam ne da ci am Covid te ñooñ su leen boolee mën nañoo wàllante dañ leen a def quarantaine mais kenn libéré wu ko mi ngi ci loxoy yoon ba léegi pour war a mën a dalal xelu waa ji mi ngi ci loxoy yoon kenn libéré wu ko waaw ndaw si nag moom goroom moo dafa am problème ak goroom ba pare goro bi nii da koo dóor ba sëy ba tas na maanaam mère ba daal moo ni jabaru doom moo ko dóor da koo duma mu yéen déglu man dama luye woon fii Dakar di liggéey bi ma fi nekkee di liggéey yàlla def ma gisante kenn kooku takk ma bi ma takkee mu jële ma ci quartier boobu ma dëkkoon indi ma si biir kër fameem mais bi ma indee si biir kër fameem du yaay du rakku jëkkër du magu jëkkër du kenn ku ma bëgg ci kër gi amul kenn amul lu ma muñul ci kër googu man sax garaawul mais dafa am nit koo xam ne dafa am nit foo xam ne dafa am point fort ak point faible mën naa muñ lu ne mais dama mënul muñ ñu jàpp sama doom di dóor bañu ma sax ku dóor sama doom ndax xale bu deful lu jaaduwul dóoral mais lu ñor nga dóor lu ñorul nga dóor xale yi mère bi di gënale sama doom ak yeneen xale yi gis sama doom ji ak gis butitam yi la yemale su ma demee liggéey bala maa wàcc damay fekk ñu jàpp sama doom bi torturer xale bi dañ kaa torturer ba xale bi commencé woon di yor yenn jikko yi yaa ngi dégg histoire bi nag li ko waral mooy ndaw si li mu wax nii rek ba ndoy baat ne am na mère yoo xam ne ñoo tas seen sëyu doom yi benn ci man mii toog sama goro xaw ma mu ngi may dégg xaw ma dégguma barke alxuraanu karim moo tas sama sëy bi sama doom bi ak sama doomu njëkke bi xeexee ba pare ma jàpp sama doom bi dóor yi ma dóor sama doom mu ne ma xanaa dóor yi ma dóor xale bi moo la metti ma ne ko waaw parce que ñaari xale bu ñuy xeex boole leen ñoom ñaar dóor mu ne dama kaa tontu li ma ko tontu waruma kaa tontu dama kaa tontu googu yemu ca de ne damaa wañaar ay loxoom doom yi ñoom ñëpp góor ak jigéen mag ak ndaw ñoom ñëpp di ma tongu kër gi man sax loolu métti ma man kër gi ñëpp buñ ma tongee te sama jëkkër ji ma indi fii ci biir kër gi xam tool yi ni mu demee mu dëgg ci tànkam sama jëkkër ki ma war a jàppale ànd ak ki mbokkam ñu topp ko faseel sa jabar dangaa ñàkk fayda sa jabar ji nga xam ne daa xas sa yaay dafa saaga sa yaay dafa dóor sa yaay we gën a tuuti ci nit moo gën a tuuti ci nit laalu ma ko ci meer bi mu ne damaa wañaar ay loxoom dóor ko ba sama sëy baa ngi nii tas waaye yàlla bu la suturaalee da ngay suturaal sa bopp maa yor sama bopp temps yële def na 4 mois léegi mu def 4 mois léegi ma nekk ci idda sax mu jeex sama goro bi sama doomu njëkke bi moo doon xeex ak sama doom bi sama goro bi nee na sama doom bi daf ko saaga mu jàpp ko di ko dóor bu mu koy dóor yi metti man tamit ma jógee sama néeg jàpp xale bi di dóor mu ne ma bàyyi ko ma ne ko déedéet bàyyi ma dóor ko rek du dalaa saaga bàyyi ma dóor ko ma yaakaar ne nag saaga sët ak maam mënul rey maamam xanaa ndayam saagu la baayam saagu la xale yi xeex noonu mu jàpp xale yi ma jàpp xale bi di dóor am suñu benn dëkkandoo bu ñëw di àtte xale bi xama lan la wax dama wañaar ay loxoom dóor ko ci la sikkandiku ba sama sëy bi tas maa ngi nii toog mu uuf ay doomam si biir kër gi seeni jëkkër di leen fa fekk mu kompaloo ki doomam li may wax nii nit ñi xam nañ kan mooy wax te soo leen bëggee ma leeral wax bi mën naa ko à refaire alxuraanu karim sama goro bee tas sama sëy bi
dégg nga. ñi ñan la association sopp na bi sa maire yi. non dañ koy bañ de. waaw ah. dañ koy bañ de. non ko bañ rek da nga cee ne ah. xoolal maire yu baax yi téye seen jabaru doom yi normal. waaw dañuy kontaan ci li ma wax. mais maire yi nga xam ne ay peegar lañ seen doom yi suñu takkee jabar ñu tas ko. ñooy mer ci li ma wax. nañ bàyyi booy ñu sëy xale yi jigéen tamit nañ xam ni. seen yaay yi nañ leen jàppee comme seen yaay dañ bàyyi ci kër ga. seen goro yi. waa seen goro yi di waxtaan ak ñoom gis nga sa doom su takkee jabar ci kër gi da ngaa war a nopp jabar ja di ko toppatoo. yamale koog sa doom ji génn kër gi sëyi mais problème bi nag ma ne li ma Mami Diop di wax maire yi ay télécommande lañu. télécommande su amul batterie du dox ñan ñooy batterie yi. njëkk yi ak frère jëkkër yi. ak frère yi jëkkër yi. am na ci ñu ay njëkk yu góor yoo xam ne ñoo gën yow sa jabaru frère luy soyoon ci moom. Mouhamed Ndiaye suñu bokkee ndey ak baay sama jabar nekk ci biir kër gi. yow luy soyoon ci moom yow kay li nga mën mooy. soo amee dara ñëw ay sama chéri di ko jàppale. waaye ay am nit ñoo xam ne ay seytaane lañu. surtout su waa ji nekkee bitim réew. bàyyi jabaram ci kër gi. bàyyi ñaari frère am ci kër gi ay wala ay sëram du am jàmm. pour la wala waa ji ëppale leen teraanga àdduna. waaw ñu commencé di ko gasal ay mbag yu kenn xam. c'est pas sérieux. alors présidence jot na de. non jeeg ji commencé porter plainte seen goro yi. porter plainte sa goro. sa goro bu la wax rek nga porter ko plainte yóbbu ko police. président de la République du président ci ko be ko la barak sa organisation du président victoire du président de la République alpala la République résidence du président de la République bi nga xam ne moo démarre historique situé dans la capitale Dakar plateau capitale du Sénégal constitué en 1902 oui sama dépal ba xaw naa yàgg lay lay la mu nekk la résidence officielle du gouverneur général d'Afrique occidentale AOF Léopold Sédar Senghor jaar 1964 Abdou Diouf 82 Abdoulaye 2012 Macky Sall depuis 2012 mu ñam fi ñamaat nu xaaran ba xam kii woote bëgg jot président de la République ko la war doon ak fan lay woote salaamaaleykum salaamaaleykum. bilaay Sall gaari Bodo Kese moom mooy jàmbaar. ma ne Papa Loum. ma ne xale yi kat dañ doon nii ma dëgër bopp waaye bi mu wàccee mooy takk der yi ñu tataaroo. lii fii mel ne bu ma la ko waxate wër. ma ne Papa Loum ma ne. salaamaaleykum. ma ne yaa ngi may dégg dama ni. allo ma ne maa ngi lay dégg dama ni. lu waral sa woote bi ci àjjuma ji ñu toll nii. standard. ma ne maa ngi lay dégg bu baax standard sa ngi lay dégg daa bëgg a xam lu waral sa woote. dégguma kat man de standard mi nag noppam yi nag nag na ci jóg. ma ne Papa Loum. standard. ma ne Papa Loum. waaw. ma ne maa ngi lay dégg bu baax dama ni lan moo waral sa woote bi ci waxtu wi nu toll nii. ah nga di yaa ngi may dégg. waaw. ah. maa ngi lay dégg bu baax. yaa ngi may dégg bu baax. waaw lan moo waral sa woote. waaw xanaa di gërëm jiitu réew mi. waaw ci lan. di gërëm président ci couvre-feu bi. waaw. parce que sëñ Bamba bi ma yaakaar booy yi kat barki démb dañ doon jéem a bal. ah. waaye bi mu jëlee gars yi jox leen ay fit ñii mu jox leen ay gomam ñii mu jox leen ay liif yoo xam ne fa mu dal day dagg ca biir parce que démb ne booy yi génn ñu mën a ñam fa de. yow loolu nga ciy wax yow. parce que sëñ Bamba nee ko. waaw. neel président. waaw. neel président Papa Loum nee na. waaw. allo. ma ni maa ngi lay dégg. waaw nee ko Papa Loum nee na. waaw. mi ngi lay jaajëfal di la sant di la gërëm. ah. wane nga ni pire président ga. ah waaw kay Papa Loum. ndax feebar bu la wee ci réew dañ koo war a moytu. waaw kon baax na ma ni. waaw ma ni. léegi nee ko nag na ko yokk nag couvre-feu bi na ko def 10 heures jàpp 11 heures. ah bu ko defee gars yi liggéey guddi gi mën a ñuy jaay ma ni Papa Loum nag soxal nga dama ni. Makhtar Ba ministre des sports. waaw Makhtar Ba jox na la fi enveloppe. nga ni Makhtar Ba ministre des sports. jox na la enveloppe. doomu Fatick jë. kon yaa ngi may dégg. Makhtar Ba. ma ne wuyu ma. yàlla na jël coupe d'Afrique. ma ne Papa Loum. jël coupe rugby. ma ne jël coupe coupé. Papa Loum. jël coupe karaté. jël coupe kung fu. jël coupe basket. yàlla na tege na coupe yëpp. Je m'en vais vous faire la lecture du communiqué numéro 320 du ministère de la Santé et de l'Action sociale de ce vendredi 15 janvier 2021. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 2286 tests réalisés, 218
sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 9,54%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons 69 cas contacts